13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki bokk na ci benn fan ginnaaw bi dogal bàyyeekoo ci juge bu ñaareel bi cabinet ci mbirum ki nga xam ne moom moo di Kilifeu ak itam Simon Kouka nga xam ne nag jamono yi daal nañ leen di teg sous mandat de dépôt jamono yi may wax ak yéen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci mouvement Y'en a marre ñu ngi amal ak ndaje ak way taskatu xibaar yi la ñuy jublu bokk na rek ñu daal di àtte ci anam bu jaar yoon du ñu nemmeeku benn farfarloo daañu wax itam ci Covid 19 tolluwaayam fi ci réew bu Sénégal ñetti doomi aadama toftalu ci lim mi nga xam ne ñoom ñoo jot a dëddu ni ki démb fukk ak benn ci ay cas grave la ñu am ñaar fukk ak ñett ci ay cas positif day itam daañu taxaw seetlu ci benn jàngoro woo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu myopathie jàngoro la boo xamante ni ñi ko xam ci askan wi daana ko mën nañ koo wàññi nekk am itam seen ak lim toll na ci juróom fukk fii ci réew bu Sénégal ki nga xam ne itam moom mooy jiit ci doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo koy dundi moom Birahim Ndiaye Aidara di sàkku ci gouvernement bu Sénégal mu daal di leen di dimbali daal di leen di gunge ndax itam jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko ci nemmeeku bari na alxames bu jot li ñu leen di jagleel mu di les bonnes feuilles de la rédaction tey itam daañu amal ab taxaw seetlu ci aw téere woo xamante ni Xaadim Mbàkke Abbas moom moo ko daal di xaatim wax itam ci dunduk jaar-jaar ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Rasul yenn ci ay taarix yoo xamante ni daal na ci dikkaat daañ ci ñëw ak ki nga xam ne moom moo di Ibou Diouf alxames bu jot lay doon mbokk yi lu ni mel bu ñu ci noppee daañu ci toftal yéen kaay yi xëyee ni ki tey ji léegi ma dikk ñu faram fàccee. mbokk yi ñu ngi nuyu leen ci gën gi nuyu rafetlaan bi ak télévision Futurs Médias xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne nag noonee la ñu ko junjee woon jàpp leen ne jamono yi may wax ak yéen mouvement Y'en a marre ñu ngi amal ab janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi ginnaaw dogal bi mu bàyyeekoo ci juge bu ñaareel bi cabinet ni ki démb ki di Simon Kouka ak itam Kilifeu nga xam ne nag jamono yi ñu ngi sous mandat de dépôt waaye Y'en a marre li ñuy sàkku moom moo di ab atte bu jaar yoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di seeni ay ñoñ te jamono yi nag ñu daal di leen di xañ ngelaw lu féex ñu addu ba tey jëmale ci wàllu yoon xool nees mën a def ba gën koo ñoŋal jaarale ko ci li nga xam ne moom moo di xarala yu yees yi lu ni mel itam ña ca yëngu amaloon ab ndaje ca diwaan bu Thiès ngir rek ñu daal di dégg li nga xam ne moom moo di seen i ay bëgg-bëgg procureur général bu diwaan bu Thiès moom Djibril Ba moo addu ci suñu ay micro ndaw Cheikh Anta Diop ak Seylatir. tey dafa am benn ndaje bu ñu def fii si Thiès ñu koy tuddee séminaire si baatu tubaab pour waxtaanee naka la ñuy def pour fexe ba nga xamante ne liggéey bi ñu liggéey dinañ ko liggéey si anam yu sell yu mucc ayib wante tamit ñu fexe ba ñi nga xamante ne ñoo soxla justice bi ci wàllu atte wala si wàllu wutum kayit ñu mën a am li ñu bëgg te du ñu jànkoonte ak ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi koy constaté bés bu nekk. surtout si jamono bi nga xamante ne dañu jànkoonte ak feebar bi nga xamante ne moom la ñuy wax Covid 19 xarala yu bees yooyu nga xamante ne lëmbee na àddina bi mu ngi si àddina bi loolu war na egsi si biir administration de la justice dinañu may ñu fexe ba nga xamante ne képp koo xamante ne am nga soxla boo ñëwee sa soxla bi dina faju ci anam yu gaaw. ci anam yu mucc ayib da nga war a def examen wala nga war a def benn concours wala nga war a wut liggéey ñu ne la am na kayit yoo xamante ne fokk nga dem tribunal nga dem wuti ko léeg-léeg kayit yooyu pour nga am ko su nekkee ne yaa ngi dëkk Dakar war nga dem ba Tambacounda wala war nga dem ba Saint-Louis loolu dafay indi ay jafe-jafe moo tax ñu ne il faut que ñu soppi kanam bi nga xamante ne moom la bérébu attekaay yi di doxee moom la justice bi doxee ñu am ay jumtukaay yu bees yoo xam ne moom la ñuy utiliser pour permettre may ñi nga xamante ne soxla nañu kayit yooyu ñu mën ko am ci am bu gaaw te duñ ci ànd ak benn jafe-jafe. wàllu yoon ba tey mbokki ndaw yi nga xam ne nag ñoom ñooy yeewoo fii ci réew bu Sénégal li ñu bëgg moom moo di ñu xaatim aw loi ca pencum ndaw réew ma loi boo xamante ni dina mën a tax ñu am sañ-sañ ci yenn ci ay dogal yoo xamante ni daañ ko def fii ci réew mi dogal boobee ñin ko doon def nag ak ñenn ci ay parlementaires yoo xamante ni bëgg nañ ñu daal di yóbbu dossier bi fu kawe lu ni mel itam am ref moom moo ko daal di jiite Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye ñooñu teewaloon ca boobu leen ndaje ñu seetaan reportage.
ndaw ñi dañu bëgg ñu boole leen ci kuréel yi nga xam ne dañ ciy jël ay dogal loolu nag waa AMREF def ko seen yéef. ndaje bi dañ ko amal si wàllu projet Power to You mu nekk projet boo xam ne ñoo ngi koy doxal fii si Sénégal mu jëm fi Diourbel Fatick Matam Thiès ak Dakar te lu ko tax a jóg mooy xool nu ñuy doolelee ndaw ñi kàttanal leen ba nga xam ne ñoom dinañ mën a xeex lépp lu jëm ci li ñuy wax pratique néfaste. li ni mel sax a tax ñu daal di amal ab lël kuréel googu am yaakaar ci député yi ngir seen mbébét mën a antu. permettre na député yi ñu xam fi nga xam ne fa la AMREF di intervenir ak li nga xam ne moom lay def ci lu jëm ci wàllu santé ak lu jëm ci taxawaayu ndaw yi ci réew mi loolu itam permettre na député yi nga xam ne ñoo fi toog ñu ne engagé wu nañu pour bu ñu demee ca hémicycle ba ñu porter un plaidoyer fort pour que jeunes yi gën a mën a am taxawaay bu gën a dëgër ci instance de décision yi waaye tamit beneen plaidoyer bi ñu jëmale ko ci violence yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci kaw xale yu jigéen yi di ko teg ci kaw jigéen yi ñoom it ñu wàññi ko ba mu gën a néew. bu ñu sukkandikoo ci ay xayma ay région yu mel ni Kolda Sédhiou Tamba Kédougou ndaw yi néew nañu lool ci kuréel yi ñuy jël ay dogal waaye tamit ay dëkkale yi nga xam ne lu ñuy fitnaal jigéen ak xale yi bari na fa lool. Abdourahmane ñu àddu ci leneen mu ñeel jàngoroy Covid 19 fii ci réew bu Sénégal jàppale ne ni ki démb ñetti doomi aadama ñoom ñoo toftalu ci lim yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu ñaar fukk ak ñett ci ay cas positif la ñu am fukk ak benn ci ay cas grave mu mel ni nag fukk ak juróom-ñeent ci ay cas communautaire ay doomi aadama la yoo xamante ni am nañ Covid 19 te xam ñu rek fan la ñu ko jëlee ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay test yoo xamante ni def nañu ko jàppaleen ba tey lu tollook ñeenti téeméer ak fukk ak juróom ci aji tawat nag mu mel ni jamono yi tàqalikoo nañ ak Covid 19 junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci génn àddina boobaak léegi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci réew bu Sénégal ñu wax itam mbokk yi des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram wax ci beneen ab jàngoro boo xamante ni dégg-dégg bi taxu koo bari ci nopp askan wi di wuyoo ci turu myopathie ñi ko am bariwul fii ci réew mi seen ak lim toll na rek ci juróom fukk jamono yi nag jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel bari na jàngoro joojee bu la dalee daanaka say cër yëpp daal di taxaw dootoo ci mën a dara ki nga xam ne nag moom moo jiite boobule association di Birahim Ndiaye Aidara li muy sàkku moom moo di gouvernement bu Sénégal daal di leen gunge ndax itam seen i ab pàcc gën a ñoŋ ñu teewlu reportage bu Marcel Farba Maroon ak itam Pape Sangone Mbaye. suñu taxawaay mooy fexe ba renforcer suñu cadre bi maanaam si communication bi ñu daal di koy yokk fexe aussi tamit indi ay preuves wan nit ñi dëgg-dëgg feebar mooy lan surtout tamit gis nañu tamit bëgg am benn un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle parce que am benn makaan pour mën a accueillir nit ñi nga xamante ñu ngi koy dund parce que ñooñu dafa laaj ñu daal di jàng dafa laaj ñu taxaw leen ci côté de thérapeute maanaam fexe ba former ay personnes comme sooy jug ni ngay toogee ni ngay taxawee ñooñu ñu mun leen a former tàggat leen ci wàllu woowu. bëgg nañ ci unité de prise en charge des maladies neuromusculaires ak aussi unité de gestion neurophysiologie. feebar bi dafa laaj ñoo xamante dañ ci associé quoi maanaam laajul benn nit rek mais spécialistes yëpp dañoo war a dajale seen booloo seen doole parce que ki nga xamante ni déjà am na ko amaana tey su fekkee sàggan na dundam mën na bañ a yàgg parce que oxygène yi ak noyyukaay bi day dem ba bàyyeeku loolu nag dafa laaj un cardiologue bu koy accompagner. ñu ngi lancé un appel suñu directeur mooy donc monsieur Sundour déjà bëgg nañu mu bokk ci ambassadeurs yi donc bëgg nañ ay porteurs de voix parce que mbiru Sénégal yëpp la. ay kàddoom Marcel Farba Maroun moom moo ko daal di taataan ñu àddu itam jëmale ci leneen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ci dëkk yi nga xam ne nag ñoom ñoo gën a sori fii ci réew mi yenn saa yi ay jafe-jafe yi nga xam ne dinañ ko am donte wàllu mbay mi nag jamono yi mi ngi dox bu baax a baax Covid 19 itam tax na itam ñenn ci ñoom nag seen ay poste jamono yi dafa daal di bënn Babacar Diouf Ndongo Ndiaye doxantu nañ dem seeti leen ñu seetaan reportage. ñu nekk ci jamonoy nawet nekk tamit ci jamonoy pandémie Covid 19 askan wu bëri nekk fi mu nekk nii ci tool yi amuñu lu nga xamante ni moom la ñu mën a suturloo loolu yi nag tax na lii di ONG SOS Sahel ñëw indi leen njàppale ci lu jëm ci wàllu dund ak li nga xam ne moo di engrais. fa gën a tar ndax ku nekk xam ne nawet dafay am lu ñuy wax période de soudure
maanaam sunu mbokki baykat yi dañuy am jafe-jafe ci wàllu dund ñu ne woon nañ bàyyi ba waxtu woowu ñu doog a ñun SOS Sahel ak ci ndimbalu coopération luxembourgeoise joxe sunu ndimbal ci wàllu résilience Covid-19 alors loolu moo ñu fi dajale tey. muy ceeb bu ñu doon joxe muy engrais bu ñu doon joxe ak tamit financement pour ñu dem jëndi ay semences yoo xam ne dinañ ko mën a ji ci njeexital nawet bi lu demee ne ki xaal. lu li mel nag meeru Ngogom mi nga xamante ni juróom-ñett ci ay dëkkam am nañ ci rafetlu na ko lool. dañuy dem tool nit ñi du am jot pour mën a dem def activité économique loolu moo waral tey vraiment mu nekkoon cérémonie bu am solo liñ ci dolliwaat aussi li tax mu concerné 8 villages yi pour ñu gën ko leeral mooy 8 villages yooyu dañu nekk autour d'une grappe de convergence c'est-à-dire la forêt de Silane juróom-ñetti dëkk yooyu ñoo joxe woon 52 hectares pour ñu ériger la forêt de Silane tey. forêt boobu nag moom moo tiré le développement parce que tey boo xoolee l'ANPEJ mu ngi fi développé avec benn périmètre maraîcher bu ay 20 jeunes di exploité tey SOS ñëw renforcer loolu parce que tey non seulement projet bi envergure am dafa am solo parce que juróom-ñetti dëkk la concerné mais dafa diversifier les activités wax na ko la protection de l'environnement lépp lu jëm ci aar fi ñu ne suñu environnement moo nekk li nga xam ne mooy solo projet bi. mu di doxalin woo xam ne nii askan wi nga xam ne ci la jëm rafetlu nañ ko lool ndaxte danoo ñëw laaj leen seen xalaat. kuy jàppale population bi daal ci village yi. commencé ci population bi laaj leen seen jafe-jafe fan la ne ndax boo ñëwee ci gox boo laajee jafe-jafe ba fam ne des na la wax fam nekk maanaam nit ki su boppam dee métti nga di ko fajal tànk du gaaw a wér waaye boo ñëwee ne ko sëñ bi fu lay métti mu wax la fa mu métti boo yoree garab googu boo ko ca defee dana saafarawu projet bu ñëwati na def ni bii. dooni mel tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yore service développement communautaire ci diwaanu Bambey amuñu luñ ci wax ndaxte nee nañ démarche bu ni mel lu ñuy rafetlu la. projet bi pour ñu mën leen ko jàllal kon madame Tall ak staffam bu ñu defee loolu def nañ li leen war a def donc loolu mooy responsabilité sociétale de l'entreprise donc booy liggéey si ab gox da ngay xool gox ba lan moo fa gën a metti lan moo fa gën a lañ gën a soxla nga jàpp leen. ci jamono jii ñu toll nii nag dugub gi ñoragul wante askan wu bëri ñi nga xamante ni ñooy yeewu ci diwaanu Bawol am nañu jafe-jafe ci wàllu dund loolu yi nag buñ ko boolee jamono joo xam ne ni engrais dafa jafe ci réew mi acte bi nga xamante ni waa SOS Sahel def nañ ko lu ñu mën a rafetlu la. Babacar ñu dem ca diwaan bu Taïba Ndiaye mbokk yi xam ngeen ne ca département bu Tivaouane la nekk foofee nag juróom-ñetti dëkk yi nga xam ne nag ñoom ñoo fa nekk jamono yi seen i naqar dëddu na leen boobaak léegi déggoon ngeen seen i ay mbëbët mu di jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañu ko ci wàllu ndox nag mu daal di leen di wan ginnaaw jamono yi nag Aquatech daal di fay teg ay pompe yu yees yoo xamante ni nag askan waa duñu am benn jafe-jafe ci wowle wàll Cheikh Anta Diop ak Selatir ci reportage. ginnaaw bi ay ndaw bokkoon ci juróom-ñetti dëkk ci Taïba Ndiaye génnoon doon yuuxu wàllu ci wàllu ndox ak fexe nag ba forage bi fa samp ñu gën a dooleel débit bi tey jii waa Aquatech taxaw nañu ci indi ay pompe yu yees tàq ngir def ko ci forage bi lii bu ñu ci noppee am ndox dootul manquéti fii ci Taïba Ndiaye. tey jii pompe bi suñu ko indee mi pompe bu bees pour mu rehausser production bi la. forage F2 bi débit mètre bi mi ngi toll ci 36 à 35 ak pompe bu bees bi. am nañ yaakaar ne yegg ba 47 mètres cube heure. yokk nañ ci 12 à 13 mètres cube heure chaque instant donc loolu jéego la pour yenn partie Taïba Ndiaye yoo xam ne xaw na am tuuti manqué ndox ñu commencé soulager wu. dëkk-dëkkaan yi nga xam ne ñoo wër Taïba Ndiaye daañu jote ci ndox mi. maire dëkk bi rafetlu ko lool di sàkku nag ci yeneen comité de gestion yi nekk ci yeneen forage yi ak ci yeneen dëkk yi ñu jàppale Aquatech ak réforme yi nga xamante ni indi nañ ko lu jëm ci wàllu nu ñuy saytoo ndox mi. sant leen. ndax kat liñ doon séntu ci ñoom def nañu sax lu ëpp liñ doon xalaat ndax tey pompe bi ñu indil te ñun laajuñu leen ko ñoo seet ba xam ni jafe-jafe yi yenn dëkk yi am bu ñu changé pompe bi dana gën a tane. sant leen ci li leen état bi dénk ñu xam responsabilité bi xam itam ndox fi mu toll ci nit ñi. lancé nag appel maanaam yeneen comité yi nga xam ne yi ngi am tuuti li ñuy werante nañu jàpp ni état bi lu mu seet gëstu ko ba décider ko. am na fu mu ko teg. kii di Alolo bëral na ne yeneen ñetti forage daañu ko tabax ci Meewaan ak Taïba Ndiaye ngir nag askan wi ñëpp mën a jote ci ndox mu sell.
ci ndox mu sell Cheikh Anta ñu desandi ba tey ci wàllu ndox mi bile yoon nag du bi jóge ci forage bi ndox mi jóge ci géej gi di wutali ci makkaani jamono yi nag ay jéego ñu ngi ko ci def ñenn ci askan wi ñoo xamante ni ndox mi dëkkmal na seen i ay kër seen ak lim toll ci ay junni njaboot nag daañu leen tuxal fa nga xam ne nag moom moo di ca Jogop lu toll ci 12 ci ay kilomètres ca ville ba bu ngeen déggee may wax xam ngeen ne diwaan bu Ndar Géej la ñuy addu jamono yi nag directeur bu agence bu développement communal bi ma ngay rafetlu bu baax a baax jéego yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci liggéey bi Ousseynou Diop. ay at ñu daan dund lu metti ay xànq di door seen kër yi léegi nokki mën na am ci askan wi nga xamante ni ñu ngi ci Guet-Ndar Santhiaba ak Goxu Mbaaj liggéey yi ngir taxawal xàll wu rëy bi aar seen kër yi tàmbali na. projet bi nag 2 kilomètres la ñu war a def maanaam ci liggéey bi actuellement def nañ 860 mètres. muy loo xam ne mat na ne téeméer bu nekk ñeent fukk yi maanaam def nañ ko waaye loolu nag xeeb nañ ko ñun bu baax moo tax demandé nañ groupement bi nga xam ne mooy def liggéey bi pour mu renforcer. 2 kilomètres jàpp Goxu Mbaaj ba Guet-Ndar dañ ko aar dox diggante géej gi ak kër yi yéex am ci mbir mi Cheikh Issa Sall di ci indi leeral. li taxoon nag mu xawoon na yéex tuuti mooy nawet bi transporter xeer yoo xam ne ay 1 tonne 2 tonnes la. di koy jële ci carrière boo xam ne 200 kilomètres la nekk loolu moo xawoon yéexal tuuti liggéey bi waaye nag commencé na reprendre na ci rythme bu am solo boo xam ne jàpp nañ ne bu ko continuer noonu incha allah balaa fin d'année bi dinañ àgg ci taux d'avancement bu baax boo xam ne dinañ permettre ñu mën a protéger la langue de Barbarie. Jugóob nag la ñu war a yóbbu askan wi nga xamante ni seen i kër yi yàqu na te géej gi moo ko waral seen i lim toll ci 1,1. Aujourd'hui, c'est que nous avons prévu environ 500 logements, à peu près pour 11 000 personnes. jamono ji askan wi ñu ngi xaarandi liggéey yi jeex ndaxte kër yu bari yi nekk ci booru géej gi xànq yi yàq na ko te digue de protection bi rek moo mën a tax jafe-jafe yooyu ñu mën ko dëddu. mbokki jàppale ne gàmmuk Medina Baye àpp nañ ko ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre li nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ginnaaw ab CRD di ab ndaje boo xamante ni ñu ngi ko doon amal ngir nas la nga xam ne fas yéene nañ ko amal ca dëkku sell woowee jàppale ne lépp lu ñeel jàngoroy mbas mi daañu def kéem kattan itam ba rek daal di fexe noo xamante ni dina dakk naka noonu itam lépp lu ñeel wàllu kaaraange gi du des ginnaaw benn yoon ñi nga xam ne ñoom ñoo yor comité d'organisation bi jamono yi li ñuy sàkko mu di ab réunion nationale ci bépp acteur woo xamante ni yaa ngi ci wowule wàll Pamba Diaw Fally Gueye ci reportage. organisation gàmmu Medina Baye bëgg-bëggam rek mooy ñu amoon événement bopp te du am benn jafe-jafe ci jamono ji nga xamante ni dañoo nekk ci Covid 19 bi loolu ba moo waral ñuy sàkku ñu amal benn campagne de vaccination boole ci tamit ñi nga xamante ni dañuy jóge biti réew di ñëw fii nga xamante ni moo di ci gàmm gi ñu mën a jotee ci test Covid yi. comité d'organisation bi demandé na ko pour que ñu mën a organiser fii peut-être ay camp de vaccination fii ci Medina Baye pour mën a yokk vaccination yi. wax nañ aussi ne ñu ngi doon bëgg aussi ay tests pour que parce que ñi ñëw fii di jógee bitim réew dinañ xaw a sakkan tuuti te dafa am ay béréb yu nga xam ne duñ mën a permettre nit nag ñëw di fa dugg te takkoo masque. kaaraange gi tamit dinañ ko renforcer te jël nañ ay matuwaay jëmale ko ci setal ak sellal dëkk boobu nga xamante ni moo di Medina Baye ak li ko wër. kaaraange gi je crois que lu am solo la surtout ci contexte bi ñu toll donc de telle sorte que. force de défense et de sécurité muy police muy gendarmerie muy sapeur pompier ñëpp taxaw nañ pour li dalee ci booy dugg ci Kaolack ci biir Kaolack ak yenn ruq yi nekk ci Kaolack ñu mën a assurer kaaraange ñi ñu fa nekk. bëgg nañ daal fexe ba ndox moom manqué na kenn du ko jàmbat ci gàmmu gi. setal bi. am na ay canaux yu nekk fii ci biir dëkk bi wax naa léegi assainissement ne ko nañu fexe ba canaux yooyu yëpp ñu waxi leen salte ba fa nekk yëpp ñu dindi ko. ngir rek seen doléance yooyu ñu daal di koy matal te du am benn manquement comité d'organisation bi di sàkku ñu amal benn réunion nationale ak acteurs yi balaa gàmmu gee ñëw. am na lu ñu jàpp ne ci manquant daaw yi loolu moo ko indi woon ba tey bokk na ci tawat yi njëkk a tawat gouverneur ne ko loolu moom bëgg nañ moom mi yéegal mbir yi mu yéegal ko mu àgg foofu ndax mu mën a nekk ndax am na ci besoin yoo xam ne. service yi ci régional bi seen doole du ko attan donc dafay baax ñu àggee ko état du Sénégal pour ñu jàppale ñu ci. gàmmu Medina Baye war a dawar le 18 octobre ay matuwaay yu bëri ñu daal di koy jël rek ngir que gàmmu gi mën a am ci jàmm.
mbokk jàpp leen ne Tumungel Tunke ak itam Ceeke ay gox la yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew ba Sénégal askan wa fa yeewoo wala ñuy dund ci ay jafe-jafe bari na tax na génn nañ wàcc ci mbedd mi bëgg gouvernement bi bàyyi leen xel bu baax a baax suñu ay ndaw Moussa Omar Gueye Amadou Diédhiou ñoom ñoo leen tàllal suñu micro. Tumungel Tunke Ceeke ñetti bërëb yu nekk ci commune bu Koussan département bu Goudiri ñoom nag amal benn ndaje dañu bëgg seeni jafe-jafe nguur ji daal di leen ci taxaw. jafe-jafe yi amuñu réseau amuñu yoon suñu hôpital a ngi nii amul ambulance suñu poste de santé amul ambulance amuñu courant soxla nañu barrage amuñu réseau encore li ñu gën a rey nag mooy ñàkk réseau loolu tamit métti na te xale yi tamit bëgg nañu liggéey am nañu fi ay bakkeer am nañu fi ay lépp ñu am lu ñu liggéey gouvernement bi nañ si jàpp te yàlla tax. Awa Guissé infirmière chef de poste moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ci poste de santé bu Tumbungel. mais dañuy ñëw pour ñu hospitaliser leen fu ñu leen di dugal problème la ndaxte boo duggee léegi ci biir ñaari chambre moo fa nekk pour mise en œuvre pour ñoo xamante ne dañoo sonn ñu nekk mise en œuvre leen le temps que ñu leen di transférer Goudiri donc fu mu nekk nii nit ñi fu ñu tëdd sax problème la amuñu maternité. sage-femme fu nekk nii benn néeg benn chambre lañ ko jox pour mu consulter loolu du bureau de consultation sax magasin la woon. Penda Bayla Thiam di wax ci turu jigéen ñi bëgg na itam ñu jàppale leen ci benn bassin de rétention ngir ndoxu taw mi ñu denc ko di koy jëfandikoo ci wàllu mbayum dër bi lu ñuy wax maraîchage. min donki ndema ceeɗu amin ñaaguima o waɗani min barage so waɗani min barage min mbawa liggade min daro min dado min liggo hen min mballa ɓesguji amen. askan wi yeewoo ci Tumungel Tunke ak Ceeke bëgg nañu daal nguur gi daal leen a gestu. ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi jàppale ne nag ginnaaw ab gëstu woo xamante ni COSYDEP daal dina koy amale ci atum 2005 jàpp atum 2021 mu ñeel nag résultat yu examen yi jàppale ne bi ñu amale ci atum 2020 moom moo gën a mucc ayib ginnaaw bu ñu ko dendalee ak atum 2019 ak itam atum 2021 lu ñu mel itam daal dinay rek jur ak xel xiiroog ngaayoo wala bokk ñàkk déggoo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu wi seetaan kàddu yi nga xam ne Aminata Mbaare Sow daal dina koy taataan. ñu jàpp ni vacances yi kat xëy na jàngalekat yu yore CREI ak élèves yi ñoom war nañ ko mën a noppalu waaye ñëpp ñi nga xam ne dañuy jiite muy gouvernement bi wala jiite syndicat yi wala jiite société civile bi dañu war di toog di waxtaan pour mën a araftu jafe-jafe yi mën a am mën koo gàttandu indil ko ay saafara moo waral ren incha allahu rabbi am na ñeent poñ yoo xam ne danañ ko jéem a laal lépp jëm nag ci li ñu Covid bi mbas mi lim ñu jàngal ci naka la suñu l'école war a mel. ñëpp xam nañ ko suñu l'école war na nekk l'école boo xam ni dafay toppatoo aussi li ko wër ba mu am ay gànnuwaay boo jëlee tey ñeenti école fukki école ñeent yi amuñu gànnuwaay école bi dafa war a toppatoo li ko wër si jëm ci ndox parce que mbas nee nañu dañu war a set te ginnaaw mbas am na sax yeneen yoo xam ne ñoo ngi fëgg seen i bunt dégg ngeen conjonctivite dégg ngeen choléra dégg ngeen Ebola ñëpp a ngi ñëwaat kon war nañu am ay école yoo xam ni en termes d'hygiène dafay war di gën a set donc tey loolu bokk na si njàngat bi ñu ci am beneen njàngat bi nga xam ne feeñ na ci biir waxtaan bi mooy évidemment que suñu bëggee am ay résultats yu baax waru ñoo yem kese di xool ci biir classe bi waaye war nañoo xool li ko wër war nañoo fexe ba classe bi aussi ñi fay nekk ci élèves mën a nekk lim boo xam ni jàngalekat bi dana mën a téye loxo kenn ku ne sinon day jàngal classe bi rek ki am doole ñu xool ko këram ñu xool ko ki amul doole bi mu perte jàpp it ni déficit bi ñu am ci jàngalekat yi manqué war nañ koo indil saafara. ay kàdduk Cheikh Mbow ngeen doon taataan keneen itam day wuyoo ci turu Malick Ndaw moom moomee nag ma nga fekk baax ci commune bu ñu naan Kër Samba Gueye soriwul fa nga xam ne moom moo di Toubacouta ngeen baal ma mu mel ni nag moom di jàmbaar jéem na dem fa nga xam ne nag moom moo di ca diwaan bu Tugal jaarale ko itam ci li nga xam ne moom moo di gaalu looco yi ñëwaat fii ci réew bu Sénégal di bay waaram bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di wàllu mbay mi ginnaaw ab waxtaan woo xamante ni siq na ko ak Dissa Prera ak Younous Diatta ñu seetaan. histoire bu Malick Ndaw bari na ay jeunes sénégalais yu dund lu ni mel ñàkk yaakaar ci seen réew tax ñu xëy rek wutali yoonu Europe jaare ko nag ci yoonu suuf bi. def na Afrique dëkk yi bëree bëri. def na Mauritanie Maroc moo doon suma base def Algérie Tunis Égypte def Côte d'Ivoire Mali Guinée ainsi de suite ma retourné ñëwaat. comment dire Maroc nag mu doon sama base parce que dëkk yi la yëpp porte laa doon ut pour dugg Europe mais du ut fu ma basé woo fépp fu ma fi dem ba situation bi critique damay retourner à ma place mooy Maroc waaw. yoonu géej gi ak gaal yi ngir dem Europe
Malick jëm na say jaar voyage bu dangereux boobu ñaari yoon gonek Kër Samba Gueye bi tante na ko waaye mu jéewul antu. bokk naa ci gaal boo xam ne nii je pense que 72 personnes lañu on était 72 gaal bi bi dafa mujjee suux bi mu suuxee ñun man daal yaakaar naa ne waaw man mucc naa gannaaw ñibbisi naa mun naa wax ne mucc naa ma dellu ñu bokkaat ci beneen convoi 150 personnes boobu tamit ñu essuyer 5 personnes yi rëcc man ci laa bokk. waaw boobu Espagne lañ doon jéem a tenter pour dugg fa ñu am jafe-jafe gaal bi yëngu police yi marine bi sax moo ñu jàpp indi ñu Maroc ñu def tenter war pour dugg Italie ainsi de suite gaal bi amaat jafe-jafe ñu jàppaan ñu dellusiwaat ñu Maroc. émigration rawatina clandestine bi lu nekk xaj na si Malick Ndao dund na lu metti waaye tamit fekkee na ay situation yu daw yaram. Maroc yóbbul ñu Maroc ci boppam sax mais dañu sànni ci désert bi la ñu sànni ñuy débrouiller foofu juste rek dina am lu ma fa leer parce que man booba dox naa une semaine boo xam ne nii daanaka amatuma ndox ma ñëw fekk sama mbokk sénégalais ci benn montagne mu ngi tëdd mais kaam critique lool booba sonn na dama ko may li ma desee ci ndox mu naan ko foofu la noppalu moom après maa ngi ànd ak beneen gaayen ma simi suma jàllaabe bi ma sol ñu solal ko jullee ko wàq ci suuf bi sul ko continue. fukki at Malick def na ko ci àll bi waaye bi xel mu dellusee la jël décision ñibbisi Kër Samba Gueye gi mu bàyyee ko woon xàll ab toolam tàmbalee bay. finalement yàlla mi dara teewut def sama xel ne man waruma mun a pagaayee sama avenir ci àll bi ma ne xaaral ma ñibbi bi may retourné fii en 2018 waaw 2018 yooyu je pense que si laa ñibbisi mais ñibbisi bi may ñëw moom métti na lool parce que ku def 10 ans xaw ma 9 ans ci àll bi nga ñëw même pas 30 000 nekk sa poche kooku gëm-gëmu famille ak xam li ma fi bawoon ak maanaam éducation macha allah maa ngi ciy gërëm samay parents moo tax ma am courage su ñibbisi mais bu duutoon loolu fekk naa fa ñoo xam ne ñii def na 30 ans ñii ñoom pare nañ boo leen waxee mbiru Sénégal sax ñoom duñ déglu waxtaan boobu parce que dem nañ ba seen xol daal am lu sa nekk. tey Malick bokk na ci producteur maraîcher yi gën a mag ca commune bu Samba Gueye. ma ñëw retourné année bi ma njëkk a bay 6 sacs la am 4 mois yëpp dañoo dem ba installé benn périmètre bu Kër Salloli bu yow Pafa moo ko fi investir woon bi ñu demee ndox manqué sama parcelle 6 sacs la am beneen année bi ma bay si àll bi nii nag yi sonal ñu 20 sacs la am 3e année bi ñu am benn périmètre bu ñu investir parel ba Apacine Nderleng ma nekk fa yaakaar naa année bi ñu génnee nii producteur leader fii ci département bi man la parce que suma périmètre suma parcelle mu ngi nekk 1250 mètres produit naa si 7 tonnes oignon. émigration clandestine Malick Ndao waxatu ci dara fi mu toll nii yaakaaram yëpp mu ngi ko wékk ci mbay mi te sax ci gis-gisam liggéey ñàkkul ci miim réew waaye dafa bari ñuy xeeb liggéey. bari na ku quitté fii sax jël vol wàcc biir Europe ca toolee nga jëm muy Italie muy Amérique muy Espagne muy Maroc xoolal pays yi gën a développé fii ci monde bi seen base seen racine principale bay la. nous les Sénégalais ñun dañoo am complexe fi ne booy bay ñu ne diw baadoolo le mot baadoolo dañ koy wax xamuñ ko baykat noobul la liggéey amut foo ko fekk borom seen kër gam juddoo sax du fa liggéey dëkk bi ñàkkul liggéey dañuy xeeb liggéey. jërëjëf Alioune ci gëstu yaatu boobee nga xam ne la mën a jàngale ci askan wi bari na ñu wéyal wax itam ci lu ñeel wàllu dem ak dikk jàppale ne Dakar dem dikk itam dina daloo ay ndaamaar yu yees at wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal lu ni mel lañ ca jublu bokk na ci gën a ñoŋal kër googee ni ki tey jii ci suba jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu infrastructure ak itam directeur général bu Dakar dem dikk amal nañ itam tegum xeer bu njëkk ci makkaan wi nga xam ne nam nañ ko amal bu ñeel Dakar dem dikk fii la lañ koy amalee ci nga xam ne nag moom moo di ci Mermoz ki nga xam ne moom moo di Omar Boun Khattab Sylla moom mooy directeur général bu Dakar dem dikk àdduna jëmale ci micro Alxasan Ba. relèvement bi am na juróomi conteneur yoo xam ne yaa leen gàttandu donc R bu njëkk bi muy relèvement mel na ne wéy na ñu war a song nag restructuration ak relance ci sa efficacité léegi nga ne ma bu nu paree nañu dem siège Dakar dem dikk ñi nga xam ne ñoo saytu cabinet bi saytu Dakar dem dikk ñu liggéey ak ñoom
ndax fu jëf war wax xaju fa tey ci taxawaayu président de la république ci gis-gisam bu leer ak ci ndigalam la ñu daje fii pour teg xeer bu njëkk bi nga xam ne mooy mandargal siège Dakar Dem Dikk waaye nag du ñu yem ci loolu ndax am na yeneen dépôt yoo xam ne ak yeneeni bus ak la ci àndal ci way xarale ya pour que Dakar Dem Dikk doon entreprise boo xam ne dafay am ay bus yu rafet yu bees yu mën a doxal seen mission ci biir Ndakaaru ci biir Sénégal ak fépp fi nga xam ne ndigal kilifa réew bi jox nañu ko. mbokk yi ni ñu koy amalee alxames bu jot ci liñ leen di digtal mu di les bonnes feuilles de la rédaction tey ji itam ñu defaat ab taxaw seetlu ci beneen téere ki ko xaatim di Khadim Mbacké Abbas moom moomee ñëwaat na ci li nga xam ne moom moo di binduk jaar-jaaruk ku tedd ki Serigne Touba Khadimul Rasoul ginnaaw ab ndaje woo xamante ni séq na ko Ibou Diouf Gervais Yao ñu seetaan la ñu xam ne nag moom la ñu yër ci boobule téere. ngi bind téere bi ñu tuddee ko la politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam ab doxalin ci wàllu politique wala gisin ci wàllu politique boo xamante bi ñu ngi ko sukkandiku ci li Serigne Touba bind. muy téere bi nga xamante ne Khadim Mbacké Abbas moo ko xaatim wekk ko ci lenn ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba moom nag mu taamu ci gis-gisam ci wàllu politique ak ni mu mën a jëriñe askan bi. politique bi tamit li ñu si jublu nekkul politique boo xamante bi ne li ñuy wax politique au sens machiavélique du terme maanaam politique wut nguur ak nooy téye nguur maanaam loolu mooy politique bi nit ñi gën a xam waaye politique bi nag maanaam politique la boo xamante bi ni ñu ko waxee mooy politique au sens aristotélicien du terme maanaam politique ci tabax ab société boo xamante bi ne dana permettre doomu aadama nature bi nekk ci moom mu mën a développer wu ba mu nekk nit ku baax. Cheikh Ahmadou Bamba di la recherche du loolee mu duppee politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba mu ne juróom ñetti pàcc la bu ci nekk rek mu ñëw ci loo xamante ne sëñ bi bind nag ci wax ci lu yaatu. yeneen idéologie politique lu mel ni le nazisme le fascisme et le socialisme communisme yooyu noonu ñaareelu bunt bi ñu wax ci la religion ñetteel bi le savoir parce que savoir sëñ Touba daf ko jox importance bu rëy ñetteel bi mooy économie ñeenteel bi mooy maanaam le vivre ensemble ak tamit éthique am na ci ak la non violence ak la culture. ci biir téere bi nag wax na ci ni nga xamante ne noonu la askan wi war a taxawee ku ci nekk war a fësal li ñu duppee yar ak teggin. nit bu amee bi yar défaut yi nekk ci moom yu bëri day mucc mu wax ne tamit nit bu amul yar maanaam dundam ci biir société bi day nekk nit koo xamante bi du am sociabilité maanaam ndax comme jege da koy yokkat ci ay jikkoom yu ñaaw ak ay waxam yu ñaaw. bëri na ci li ñuy wax ci sëriñ bi day fàtte jaar-jaar bi ni mel. lawatin nag li nga xamante ne mooy actualité ci wàllu politique. nekkul ci politique wut nguur wala nooy tee nguur loolu bu fekkoon téere bi loolu lay wax mën nañu wax ne politiciens yi ñi def politique rek lay concerné waaye téere bi gën na yaatu loolu maanaam dafa jóg ngir tabax doomu aadama. politique tirée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Mbacké Abbas moo ko xaatim muy téere boo xamante ne rek te ko mool ci juróom-ñetti pàcc loolu may na ko mu ñëwaat ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba wala gis-gisam ci wàllu politique. jërëjëf Ibou Diouf ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ngi li nga xam ne moom la yéen kaay yi xëy fësal ni ki tey. jërë ngeen jëf kilifa ak Simon Kassa la ñu fanaan démb ubbi l'observateur juge bu deuxième cabinet di Abdoulaye Thioune moo leen mandat dépôt démb gannaaw ba mu leen dégloo ba noppi tuumay association malfaiteur corruption tentative de faux ak tentative trafic migrant la ñu leen gàcc ba jël leen yóbbu leen ca kaso ba ñu war faatu xaarande seenub layoo Thier di Cheikhno Amadou Diallo waa ji doon film kilifa moom it loxob juge bu deuxième cabinet bi dal na ci kawam bu baax a baax yéenekaay bi nañu donte ma nga woon ca kaso ba sax ndax tuumay càcc di vol gu ñu ko tëye woon ba mu juraloon ko ñaari weeri kaso démb juge bu deuxième cabinet bi dolli na ko ci tuuma yi mu gàcc ñoom Simon ñoom kilifa Simon ak kilifa l'observateur wax nañu seeni avocat di maître Cheikh Khouraysi Ba maître Moussa Sarr maître Bamba Cissé maître Abdoulaye Tall maître Saïba Danfakha maître Omar Fati ak maître Ciré Clédor Ly lu nekk wax nañu ko lu nekk def nañu ko ngir juge bi ba ñu yóbbu seeni client ca kaso ba def leen ci contrôle judiciaire waaye sottiwul kii di Simon sax ab avocat dem na ba joxe aw kayit wuy wane ne ab clientam di Simon Kounkan dafay sooxale jàngoroy AVC 2017 ba léegi waaye juge bi nangu ko Le Quotidien nañu li leen juge bi nangul moo di jox leen passeport bi leen jàllale ca kaso ba Landing Bessane Seck ak Simon Kounkan juge bu deuxième
deuxième cabinet bi inculpé na leen gàll leen ay tuuma ba mandat dépôt leen kenn ci seeni avocat di maître Moussa Sarr source wa mi ngi ñuy wax ne xol bu tàng jër la amee ci dogal bi juge bi jël jëmee ci ay clientam li mu jàpp ba wax ko moom maître Moussa Sarr moo di dossier bi complot rax na ci bëgg leen a tënk ci wàllu yoon rek a tax ñu leen di alde kuréel gi ñu bokk di yaanaamaar témoigné nee nañu ñoom it li ñu jàpp soliwur loolee gis nañu ne mbir yi ab règlement de compte la ci ki coow li déparé di Cheikhna Amadou Diallo ñu gën koo xam ci Thier journal enquête xëy na di enquête ci moom ubbil yéenekaay bi ca Kaolack fa la fekk baax moom Thier ku yàgg ànd ak waa groupe kër gi la di kilifa ak caat bu jubee du loolu ndax atum 2017 tuddoon nañu ko fi ci coowal trafic migrant lu rëy ca Sri Lanka ba jotoon koo jàpp nee na ab agent immobilier la moo jiite seen Luxitour bu yàggul lañu ko doon toppee ak càcc ba tëj ko ñaari weeri kaso maître Aladji Diouf sax moo newoon ab awakam ci boobile dossier Vox Populi ne ñu ci xëta mu njëkk moom Thier moom ak Simon ak kilifa yépp ñoo nga ca kaso ba Les Échos nañu tuumay turbale ordre public bi ci le juge bi jafandu ba tax mu yóbbu leen dungu siin maître Ciré Clédor Ly ne ñu ab kiliyaanam di Simon li ñu ko toppee teguwul fenn réew mi quotidien nañu kilifa Simon ak Thier ñoo nga ca kaso ba di xaarande seenub layo mu des nag coowal trafic passeport diplomatique yëllambe assemblée nationale yéenekaay bi nañu xëy na député yi ñu ciy tudd dañoo amee immunité parlementaire di mbalaanum kiir lay waaye bu ñu jaawale immunité ak impunité mu di def lu jaaduwul te dara du la ca fekk tir bi nañu député yi ci assemblée nationale bu ñu bañee woote levée immunité parlementaire bu député Mamadou Sall ak bu député Boubacar Biaye nañu xam ne def nañu jëf ju ñaaw ci derub république bi te sax bu boobaa Tribune mi ngi ñuy xamal ne askan yu mën nañoo jóg sàkku ñu tas assemblée nationale l'observateur mel ne ku naan ko ndax assemblée nationale bi jaratina dara ci réew mi li yéene kay bi gis moo di péncum ndaw réew mi di assemblée nationale rawatina ci 13e législature bi ab deram ñaaw na ba noppi ci réew mi yéene kay bi dañu fàttali ne 2017 ci la ñu taxawaloon 3e législature bi ab mandaam war a dem ba 2022 waaye la ñu fay dégg ci léexóor ak i jëf yu xunjur kenn xamul nu mu toll ne bu yàggu rek la ñu fa déggoon coowal faux billet ba jotoon caa tëj député bii di Seydina Fall Bougazali mbir ma leeragul coowal trafic passeport diplomatique wunneeti fa coowal njublang lu rëy wunni na ca biis di banque islamique du Sénégal yëral xët mu njëkku libération ca agence banque islamique du Sénégal bi ci WDN bi fa la mafia ga amee bu ay client masaana ñëw déposer seenub xaalis ci seeni compte dañuy détourner xaalis ba bu naama Senghor di responsable opération ci agence banque islamique du Sénégal ba ci WDN bi nee nañu mooy cerveau bi tegaguñu ci moom loxo nag waaye dóor nañu ko ab mandat d'arrêt international ab natangom di Babacar Seck doon chargé opération ci banque islamique du Sénégal ba ca Ndar moom waa section recherche jàpp nañu ko jàpp nañu it beneen femme bu ñu naan Ndeye Ngone Ndim ak beneen waay bu tudd Younous Dahaba ne woon vigile ca banque ba ni ñu doon defee càcc gi libération nañu moo di client yi bu ñu masaana ñëw def dépôt cash maanaam verser xaalis ci seen compte dafa am luñ ca daan détourné viré ko ci compte bu Ndeye Ngone Ndim di ab client ca banque ba bu ko soxna si retiré ñëw séddoo ko ak gaañ mbaa ñu dugal ko ci compte bu vigile bii di Younous Dahaba moom it bu ko retiré ñëw jox ko gaañ ñu jox ko ci ab commission am Babacar Seck ma ca banque islamique du Sénégal bu Ndar moo daan defar faux relevé compte yi 38 millions 82 128 francs CFA libération nee nañu agent yu banque islamique du Sénégal yi sàcc nañu ko ci compte client yi. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mbokk yéen itam naka noonu ci li nga xam ne moom moo di teewlu bi léegi di ngeen am Mamadou Ndiaye ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci internet bi ma leen jox dig daje ci yeneen jotaay ci télévision Futur Média waaye wéy leen di des ak li nga xam ne moom moo di suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.